ca kanam laaj li ñu mën def ko fi ñu xam CCCPS comptoir commercial plomberie du Sénégal la satisfaction au prix halal Kabirex bi leen indil li gën ci électronique nekk ci rond-point Sacré-Cœur Kati 360 application bi yombal lépp luy sàkku xam-xam ci bépp anam Sen TV ak ay partenaire am ñoo leen di wax Ramadan Moubarak. mbokki xarit yi ñu ngi leen di nuyu daleen ak jàmm ci Sen TV ñu am mbégte comme niñ koy defee guddi bu nekk jàkkaarloowaat ak yéen ci seen émission Grand Plateau GP tey nag dañ fi dalal gan bu rëy gan bu ñu gëjoon a gis sax mu di monsieur le ministre Mame Mbaye Ndiaye monsieur le ministre Mame Mbaye Niang ñu ngi lay nuyu dalal ak jàmm suñu plateau. maa ngi leen di fay soxna si di nuyu ñi ma bokkal plateau bi di nuyu ñi ñuy seetaan. di wax ni que maa leen gënoon a namm parce que kër gi bari naa fi ay xarit et particulièrement ñaar kenn ki dem na Pape Cheikh Silla Pape Cheikh ak ki nga xam ni kenn mënu koo muñ fii di Ahmed Aïdara dëgg la di la jaajëfal bu baax a baax di nuyu également suñu ay équipe comme ni ñu koy defee guddi bu nekk Fatou Abdou très rapidement nuyu naa la. ne nuyu ni nga ko waxee Mouhamed Fatoumata ak sunu papa Pape Malick ak Momo am mbégte daal ko fi monsieur le ministre Mame Mbaye Niang ñu ngi am mbégte loolu daal si plateau bi. Mohamed. maa ngi nuyu téléspectateurs Sen TV yëpp ak ñu ñuy suivre un peu partout à travers le monde di nuyu Fatou Abdou démb daa def école buissonnière moom sànni ko xeer ñu ngi nuyu baax a baax Sam di nuyu sunu papa ak monsieur le ministre waaye itam Fatmata Diop ak Mohamed mi sa wet di joxe xaalis gu bari bi. Fatima. première dame comme ni ko Mohamed waxee rek namoon naa ko ndax démb dafa daw di nuyu également sunu papa mi nga xamante ne également bokk nañu moom plateau bi ma bàyyi la rek nga wéyal ko ci kanam. di nuyu également suñu papa Pape Malick papa ñu ngi lay nuyu bu baax a baax. jërëjëf Nacho maa ngi lay fay di sant yàlla julli ci Seydouna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sant waajur yu tedd yi sant waa réew mi kilifa diine yi ak kilifa aada yi. sa micro papa sa micro. ne maa ngi sant yàlla bu baax a baax julli ci Seydouna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sant waajur yu tedd yi sant réew mi sant kilifa diine yi ak kilifa aada yi di nuyu waa plateau bi waaye nag di jiital ci nuyoo bi ki nga xam ni mooy borom kër gi ni ma koy waxee bis mu nekk muy alxaaji Bougane Gueye Dany mi nga xam ni moom la yàlla dogal kër gi tey jaar ci loxoom ñu koy ñaanal yàlla gudd fan gu ànd ak wér ndax moom soo amee jàmm rek ñun ñu am jàmm fa tabaarakallaahu di nuyu Sénégal yëpp nag di leen ndokkeel ci weer bu tedd bi di ñaan jàmm fa tabaarakallaahu di kontaan ci plateau bi ndax ki nu ko séqal tey muy monsieur le ministre Mame Mbaye Niang sunu jarbaat la sunu doom la di nuyu journaliste yi nga xam ne ñoom laa séqal Fatou Abdou sama doom sama xarit tabaarakallaa macha allah ki nga xam ne mooy ajartu Alima Ndion tabaarakallaa ak sama doom ju baax ji nga xam ne moom it mi ngi fi ak Momo nag nga xam ne moom la ñu duppee Seydouna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu koy ñaanal yàlla di wax naa ne tey la tey ku bëgg a déglu émission bu neex bëgg a tegu ci temps bëgg a gis temps tingirin temps fii ngay ñëw bisimilah jàmm lii baa jàmm la nuyu nañ la bu baax di la jaajëfal papa Alima nuyu naa la. maa ngi lay fay ne di nuyu comme ni ko papa waxee ñi nekk ci plateau bi yëpp di nuyu suñu gan monsieur le ministre Mame Mbaye Niang ak téléspectateurs yi nga xam ne ñoom ñoo ñuy seetaan ñu ngi leen di ziar bu baax grand plateau comme chaque soir sur Sen TV. c'est important alors dama doon terminer par Momo moom itamit jox ko très rapidement Momo xam naa ci 1 minute rek. nga am noo def ak internautes yi comme ni nga koy defee guddi gu nekk. baal ma nuyoo rek. waaw ñu bañ a joxe gum xéwal yi. parce que tey xéwal yi dafa duun tey. comme tu veux. mais moo wax la li dàqati. tey xam nga lu may maye. imagineel rek tey la la. tey looy bëgg a maye. imagineel rek tey la laa bëgg maye. waaw man xam nga dafa am wantaay yoo xam ne jigéen ñi dañ koy yore mu mel nii. waaw nga faf ko firi. baa boo ko firee baa doo ma sori. mais li may maye dàq loolu. looy bëgg a maye. li may maye.
fa nga bëgg dem fa nga bëgg delluwaat sax. waaye lii ba jàmm la. ah bien makka maa la wax lii. baa duma ci mucc. déedéet. ay waay yàlla bu nu ci mucc waaye bàkkali ma. ay ca ñu ngi nuyu téléspectateurs yëpp di leen béggee comme ni ñu koy defee d'ailleurs tous les soirs nee naa leen tous les soirs on s'invite chez vous pour jox leen le meilleur de la télévision GP mooy plateau bi nga xamee ni moo leen di béggal après ndogu pour jox leen lu neex a neex ci wàllum télévision tey nag xéwal yi ni ñu koy defee saa su ne noonu la ñu koy defee woy leen di ñu suivre ci suñu ay plateforme digitale boo xam ci page Facebook bi Sen TV l'officiel wala ci suñu page YouTube des médias bu ko defee ñu def ko dañ ko daan defee rek démb maye nañu 800 000 ci guddi gi démb tey bëgg nañu maye 1 million ci 1 million yooyu itamit bëgg nañ ci teg billet Makka parce que nag tey dañuy dugg ci ëttu Seydi Hadj Malick ci deuxième partie bi incha allah bu ko defee ñu bégal téléspectateurs yëpp fii ci Sen TV mun ngeen woote itamit ci sunu serveur bi 88 628 89 90 bu ko defee fii léegi émission bi di jeex ñu baaxee leen ci xéwal gi nga xamee ni yéen a ko moom ne très bien am na solo lool di la jaajëfal Momo alors sans plus tarder xam naa damay dem retourner de l'autre côté ci ñoom côté Fatou Abdou comme ça ñu démarrer dugg ci partie actualité parce que quand même looloo ñu fi dajale donc Fatou Abdou dama lay jox rek le relais ñu dugg nga ànd ak suñu gan ci invité bi. par li nga xamante ne moom gëj nañu ko gis d'abord muy le ministre Mame Mbaye Niang ñu dégg fan yi ay kaddu yoo xamante ne yëkkati nga ko pour dem directement jamono ji nga xamante ne ñu ngi wax crise bu nga xam ne am na ci réewu Sénégal ba ay ndaw génn le président jël ci ay dogal dégguñu la crise boo xam ne li ko indi bokk na ci mbiru Ousmane Sonko Adji Sarr jamono jooju lan moo waral dégguñu Mame Mbaye Niang ba léegi ni peut-être mu dox di def ay sorties. waaw jërëjëf soxna si defe naa bi may njëkk a wax ci loolu ci seen antenne Zik FM laa ci njëkk a waxee de façon informelle parce que seen benn journaliste boo xam ni sànq wax naa ni sama xarit la mu doon animé benn émission yi muy def ci matinal bi sama xarit yëpp boo ma naan ma sa xarit bi nee na aatu réer na defe naa ci laa njëkk a expliqué taxawaay bi ma am léegi boo seetloo ñaari at a ngi nii pratiquement déggoo ma bi ñu gagné élection 2019 ba ñu tëggaat gouvernement bi tëggaat entourage du président damaa jógee ci gouvernement bi dem ci cabinet président ça fait 2 ans jour pour jour ñaari at maa nekk ministre chef de cabinet bu président de la république wax naa ko ci ñaari sorties yi ma jot a def benn bi ma jàpp ni que ki ma woowoon benn la ak li ñu doon màggal 23 juin moo ma taxoon ñëw bokk ci anniversaire bi ci laa waxee man maître El Hadj Diouf ak Alioune Tine ñu def benn émission pour fàttaliku 23 juin lan moo ko indi woon beneen émission la bu ma defoon boo xam ni peut-être ci benn contexte politique boo xam ni suñu parti la concerté woon ma wax ñaari wax yooyu laa fi wax yeneen yi ci des yëpp damay bàyyi ñi nekk ci gouvernement bi ñi nga xam ne ñoom la ñu tànn pour ñu jiitu parce que baax na di fàttali li ma waxoon Ahmed Aïdara yëf yi équipe bu football la 23 joueurs la ñuy yóbbu mais 11 la ñuy aligné 11 yi ci biir ñooy football ki toog ci banc bi di xaar ñu dugal ko wala mu bokk ci effectif bi duñ xaar mu dugal duñ xaar mu défense duñ xaar mu touche bal. jusqu'à présent 11 yooyu ñoom ñoo nekk ci biir. non ñoo nekk mooy 11 yooyu mooy le gouvernement. le gouvernement. c'est-à-dire le gouvernement. qu'est-ce qui explique lan moo motivé aujourd'hui sa sortie pour wax ci dossier Adji Sarr Ousmane Sonko wax nga ne bokkoo ci équipe bi nga xamante ne. ñoom ñoo nekk au devant tey nga sentir le besoin parce que neewul rek tey la presse bi laajte pour am la sur les plateaux. non parce que monsieur le ministre. mosoo maawoo bañ ma jot boo ma woowee damay jël et j'explique affaire Ousmane Sonko dem na. ba jeex ba ñëpp dellu li tax ma dellu si waat di wax c'est parce que moom dafa wax moom dafa wax bu ngeen seetloo veille bi ñuy def élection bi ñuy def conseil présidentiel bi la génn wax li mu wax boobu ba léegi mi ngi wax 11 yi football ak ñeneen ñi tontu wuñu wala buñ tontoo amul dayo
loolu ñu ñëpp ko gis. mais ils sont incompétents. c'est que bon. monsieur le ministre non wax ji moom mooy da nga jàpp ne ñooñu nga xam ne ñoo wax le président. xam nga. defuñu dindiwuñu. nga ne xaar nga ñëw sauver la face. xam nga man du question sauver la face man yëf yi dama cee bokk. dama koy faral di wax man bokkuma ci ñi nga xam ne dañoo dem recruter leen man damaa jóg dem fekk président Macky Sall toog këram ma ne ko bu fekkee ni que da ngaa bëgg a def dara pour jël réew mi bokk naa ñu ànd. donc man duma kuñ invité man ku ci bokk laa dama ci am cër mais nag ma nangu kilifteefam ni que moom mooy suñu kilifa. donc nee naa la li tax ma wax mooy moom dafa xëy wax léegi comme que dañoo noppi woon bàyyi ko ñu naan non affaire léegi kenn dootu ko bàyyi man maa décidé nii que seetloo man rek maay wax de ñeneen noppi nañ peut-être ku bëgg a wax di nga wax mais la woon wonni na. alors balaa maa jox Mouhamed nga may rek foofu est-ce que de aujourd'hui monsieur le ministre frustration bi nga cumulé woon ba tax bugguloo génn wax ndax lañu la dindi ci gouvernement bi moom moo deñ au moment où on parle de remaniement ministériel peut-être dans les semaines dans les mois à venir. non man loo bëgg. man ku ma gis ku ma xam ne du ma xëccoo musuma wax président jox leen ma musuma laaj cër firnde bi mooy bi ñuy gagné 2012 wax dëgg yàlla ci ndaw ñi gënoon a taxaw laa bokkoon man ñoom Abdou Mbow ak ñeneen mais bokkuma ci gouvernement toog naa ñaari at dugguma ci gouvernement dama xëy mu ni ma duggal ba mu demee ba jàpp ni que mën naa ko jariñ feneen soxlaatuma ci gouvernement mu génne ma bañ may dugal samay moroom man ki ma remplacé Benoît Sambou la tudd membre fondateur la ëpp ma ko cër ci parti bi damaa ñëw mu nangu topp sama ginnaaw ànd ak man dem waaw wallaay buñ ma fi jëlee nag ma am ngoru man tamit topp ci ginnaaw ñu fi teg. monsieur le ministre loolu rek la du leneen. alors monsieur le ministre génn bi ñu ngi ko doon xaar ci lu yàgg-yàgg. waaye pourquoi choix bi nga jël fas yéene tontu Ousmane Sonko ci bu ñu xamee ne ñu bëri wax nañu ne priorité yi ñu ngi woon feneen. emploi des jeunes ñu ngi ciy wax ñu ngi def ay forum un peu partout à travers le Sénégal. Est-ce que gënul woon nga bokk ci ñuy apporter solution wane ana yan yoon la ñu woon mën a jaar pour xëyum ndaw ñi ñu mën ko régler que nga jël choix wu génn di tontu Ousmane Sonko mu mel ni kon mbir mi ay tontonte nga ci gën a taxawee. bu ko jàppee noonu. parce que demeewul noonu. maa ngi soog a njëkk a toog ci télé bi may wax ak léegi ñaari yoon laa wax ca commencé wu ñu wax ci xëyu ndaw mi. ba ma njëkkee wax ba ma njëkk a toog télé ba ma njëkk a toog ci liggéeyu ndaw ñi lañ commencé jafe-jafe yi ci am saafara yi ci président de la république def yan pexe lañ ci indi li matadi ak li ñu war a yokk ak moom li mu proposé dafa di kay moom dafa laaj ci problème Ousmane Sonko parce que Ousmane Sonko dafa am lu mu ci wax loo xam ni teguwul fenn parce que boobu ba léegi du moom rek ñu bari ñi ngi ŋàññi ba ci ki moom fii Bougane day ŋàññi il n'est pas d'accord ñu nangu mais boo d'accordul da ngay wax boo nee lii baaxul da nga naan lii moo baax. mais problème bi mooy Ousmane Sonko faluñu ko yéen la ñu fal que ngeen régler problème askan wi est-ce que jotul. saa yoo leen xëyee ba ngoon ngeen xool ana fal nañu yoon la ñu mën a jaar kii ngir saafara problème mu askan wi que di tontonte Ousmane Sonko moom mi nga xam ne amul benn ndomba tànk. déedéet yow yaa yor sa plateau toog ci plateau. ma ñëw nga commencé may poser ay questions. yow yaa waroon a wax li nga bëgg a xam. mais yow damaa toog li nga ma njëkk a wax ay waxi Ousmane Sonko la boo ma laajee ci Ousmane Sonko dinaa la tontu ci Ousmane Sonko boo ma laajee ci wàllu emploi ma tontu la ci emploi boo ma laajee ci économie ma tontu la ci économie yow yaa yor sa plateau di animer sa débat am loo bëgg a xam di xaar ay tontu ci man foo kuppu ma fay la. mais li nga ne toogoon nga ay nen nga baal ma toogoon nga ay at génnoo wax aujourd'hui li tax nga waxaat wala ngay gën di wax. wax naa la ko mooy li Ousmane Sonko di wax. ma tontonte boobu moo ma xaw a. déedéet dama ni la. li tax ma décidé génn di wax moom dafa wax critiquer daan ni ñii dañ fay def juróom-ñeenti at di leen gëmloo ni que ci ñetti at mën nañoo changer defuñu fi dara ay tricheur lañ comme wax yu ñaaw yi muy wax d'habitude wax yu amul worma parce que kuy wax ak njiitu réew mi ñu ñëpp mooy suñu njiitu réew kuy wax ak moom da nga koy teg ci worma Bougane chaque jour mu critiquer mais da koy teg ci worma keneen ñeneen ku mu wax nga critiquer ma ni
loolu laa wax léegi ndax loolu ñun saafara yi ñu ci def boo ma laajee lan lañ def ci emploi ma wax la lan lañ def ci emploi boo ma laajee jafe-jafe yi fan la commencé ma wax la boo ma laajee lu tax ñu war a tontu Ousmane Sonko dinaa la wax ni que parce que li muy wax dara amu ci. d'accord dinañ dugg ci yooyu yëpp inchallah monsieur le ministre. voilà ci say kàddu léegi yaa ngi koy wax naan na woon ni na mu mel ni gis nañ njiitu réew mi également ci émeutes yi amoon fan yi rek ñu génn mu ngi ne li fi amoon dootu fi amati mu mel ni yow tam nga wax la même chose et gis nañ ne mu ngi recruter li jëm ci wàllu ay takk der ak yu nu mel lan moo waral ngeen taxawee posture boobu que ne li amoon du fi amaat lan mooy problème bi ndax dafa am lu leen metti wala mooy pour kii bi c'est que sànq wax ngeen ko réew lañ ñu dénk réew li ci jiitu mooy kaaraange ak taxawaay taxaw loolu moo jiitu ci réew kaaraange gi du tey lañ commencé recruter ay gendarme ay militaire juróomi at yi ci ginnaaw yëpp défilé yi ngeen fi wane yëpp da ngeen naan Macky Sall li muy def ci ngànnaay ci armée bi est-ce que jar na ko parce que li ñu wër la léegi li fi amoon ndax dina amaat mais li fi amoon dafa warul am ci réew bu normal loolu mooy dëgg c'est-à-dire il faut pas que ñu jàpp ni que ay menaces la c'est que li fi amoon warul am ci dëkk bu normal dëkk bu normal ku bëgg a changer nguur ci élection ngay dem du ci taf yëngal du ci xoqatal du ci nappaate du ci jaay reewande du ci jaay insolence du ci jaay arrogance jamono joo xam ci démocratie élection la ñuy natte ci ay élection la ñu jógee ñi mën a bokk yëpp bokk ñi gañe ñëpp d'accord ci ñu nekk ci ay réalité bi may mujjee wax émission boobu ma lay wax damaa woote ni at mii ñu jëm ku xam nan la réew di doxe xam ni que at mu metti lay doon ci wàllu économie ñi xam ni réew di doxe yépp xam ni que ci ay jafe-jafe lañ jëm président ni nañu dajaloo buñ xool opposition nañu woo ñëpp ci la woote parce que xam nañ ni bu ay jafe-jafe économique amee ay jafe-jafe liggéey am lu am la ay jafe-jafe dund am xel yi day tàng d'accord jafe-jafe liberté am ata ngi nii pratiquement kenn mënul génn sa kër wala boo génnee 18 heures ngay ñëw mu am pression ndaw yi ñi ci ëpp musuñu xam couvre-feu xëy na ñun ñoo xaw a xam couvre-feu ñi fekkee 1988 mais ñeneen ñi xamuñu ko heure bu la neex génn heure bu la neex dugg la donc loolu doon ay conditions yu dajale wu cristallisé wu pendant 8 mois wala pratiquement même 1 an ay nit perte seen liggéey li ngeen daan am amatu leen ko li ngeen daan jaayatu leen ko kii 1 million yu mu daan séddoo ci ginnaaw séddoo lu ko woon ko donc mu doon lu réel loolu le président gisoon moo tax mu ni nañ dajaloo ñu jël suñuy nit yu bokkoon ci gouvernement wala ñu bokkoon ci kii génn woo ñëpp pour ñu dajaloo pour que réew mi doon benn ñi bëgg a ñëw nañ ñi bëggul ñëwuñu. D'accord. Alors monsieur le ministre peut-être lu Mouhamed doon comprendre woon tout à l'heure mooy pourquoi instant bi cette sortie aussi virulente contre Ousmane Sonko mais expliquer nga ne que les raisons parce que on parle aujourd'hui d'apaisement. Pourquoi vous parlez de virulence lan moo virulent ci li ma wax. Les propos comment vous les avez jugés vous, non vos propos. Mais attends mais moi je pense madame que vous êtes très bien placée pour yéen amu leen droit sax joxe seen opinion yéen vous parlez de fait mooy wax li am yam ci amul ay Ousmane Sonko lii la fi def ak lii la fi defoon ak yu mel noonu ci lan laa attaqué wax ma lan mooy attaque yéen ñëpp maa ngi leen di laaj ñu toog lan laa wax mu doon attaque mu yow c'est-à-dire fekk si ko ci xëy na moom li ngeen koy ŋàññee saa su ne fekk si ko ci lan ci li ngeen koy ŋàññee yéen déjà saa su ne mooy Ousmane Sonko day alerter wala day génn di wax naka su dul noonu bëgguma voilà waaw bëgguma ñuy wax di laam-laamee man du ma wax de façon parabolique damay wax de façon affine c'est-à-dire lan laa wax dama ko fekk ci lan moom am na lu ko dal loo xam ni bu ñu seetee ba seet wax rek dëgg yàlla yëfi boppam la ak kam concerné. par exemple ba nga ne man yow da nga am gëm-gëm que ne lañ koy tuumaal moo ko def waaw loolu yaa ko wax waaw kay mais fi ma ko teg kay wax naa ko man nee naa xam naa Ousmane Sonko juróomi at a ngi nii waxagoo ko fii boobu. waa déedéet fa nga déggee wax ji ba di ma ko laaj. lii laa fa wax. dama ni juróom-ñaari at xaw ma juróomi at Ousmane Sonko bi ma koy njëkk a gis ci seen plateau télé la
mais boobu yéen a ngi fële mu ñëw man moom yaa xam mbay ñu bokk débat ñu pare mu ni ma grand est-ce que mën naa am sa numéro ma ne ko dégg naa ci ibaadu yi nga bokk sama mbokk nga dem sama yoon ca laa ko mujj a gisee ma ni li nga laaj mooy lan si. fan nga teg accusation yi nga wax. boobu ba ma xamee jour boobu Ousmane Sonko. ba tey jii nii du suivre politique nekk acteur politique musuma ko dégg mu wax lu am. c'est-à-dire wax na fi wax yi pétrole ñu dem ba ci biir man ma xam ne du dëgg ñenn xam ne du dëgg am na ñeneen ñu jàpp ne que dëgg la ba léegi fii am na ñu toog ba léegi gëmuñu sax corona am na ci réew mi. ñu wax fii waxi 94 milliards ñu dem ba ci biir gis ni du dëgg man ci sama bopp ñu xëy bind ni que sama papa ñoom la parrainé man ma xam ni sama bopp ni du dëgg Adji Sarr musuma kaa dégg waxul dëgg Adji Sarr benn yoon laa ko mos a dégg lii la ma sa wax kii mën naa lim fukki wax yoo xam ni benn tegaw ci dëgg. accusation de Adji Sarr yow jàpp nga ne dëgg la. li ñu jiiñ Ousmane Sonko viol bi yow vous confirmez que c'est vrai monsieur le ministre. du man maay confirmer fii li ngay wax problème opinion la ak conviction. ku nekk sa opinion c'est-à-dire faut pas bul jaxasee wax ci man sama opinion laa wax. damaa dégg Adji Sarr sama conviction intime conviction damaa déglu Ousmane Sonko déglu Adji Sarr ci même problème bi Ousmane Sonko moom nee na dafa feebar ba mu nekkee xale ba léegi dafa feebar. yaayam sax da ko daan utal graisse su yeew mu toog yi am lu muy yëg ci yaramam am urgence médicale moo boobu la utiliser. moom urgence médicale am ca ñoom Adji Sarr la koy fajee man damaa gisagul urgence médicale bu ñuy fajee ci biir jacuzzi. kon que répondez-vous à Ousmane mais loolu laa wax Sonko monsieur le ministre que répondez-vous à Ousmane Sonko qui soutient tey jii ne que dafa yàkkamti sax ñu tegal procès bi parce que le dossier est vide et suñ koy teg tamit buñ ko teg temps aux campagne. non c'est que il faut que mu xam moom mooy kan c'est que moomuñu moom dafa am programme am di wax justice am programme am di wax am temps am. du moom mooy wax nan lañ koy attee parce que représenté wul ak ku mënti doon du moom mooy wax nan lañ koy attee du moom mooy wax ndax contenu bi baax na wala baaxul parce que moom mën naa wax lu dul dëgg te ci la dëkk. mais mën nga aussi que dafa yàkkamti procès am monsieur le ministre. vous accuse quand même que yéen vous faites partie du complot yow même. nan ngay tontu ci loolu. il parle de complot. waaw mais ana complot Ousmane Sonko ak ñi mu àndal nee nañu mbir mi complot la et yow mii tudd nañ la que ne vous faites partie du complot lan ngay tontu ci loolu. mais mani si vous confirmez ça sans avoir des preuves. non man duma ko man ci loolu nga bëgg a ñëw après boo ma ci laajee rek ma tontu la man lépp lu ma wax am naa ci preuve mani complot déjà dama ni amul complot amul pour ñaari yëf moo fa yóbbu boppam mosoo dégg Ousmane Sonko ni la xaw ma Adji Sarr musoo dégg Ousmane Sonko ni la liñ may jiiñ amul musoo ko dégg mu ni la demuma fa moom nee na dafay faju foofu kenn du fa faju soxna si wala ak sénégalais yi ñuy seetaan bu ngeen gisee bu ngeen xamee feebar boo xam ni dugg ci jacuzzi summeeku ba set ñu defal la fleur defal la parfum taalal la ay sondeel loolu moo koy faj mais kon loolu beneen feebar la yan preuve nga am mais aw ma preuve Adji Sarr moo ko wax Adji Sarr moom moo wax ñi wax na yow complot bi ci nga bokk mais déedéet nekkul li ma la wax nan complot bi nan laa ci mën a bokkee nan laa mën a bokkee ci complot man xaw ma Adji Sarr xaw ma Ousmane Sonko ba muy dem tàgguwuma capuchon la sol dugg otoom taal yóbbu boppam ba egg ca buntu ba wàcc fëgg dugg ñu ubbil ko ben Ousmane Sonko nee na dañu complot alors pourtant xam nga dama waxoon ni que dootuma am na débat yoo xam ne dootuma ci duggati parce que dama jàpp ni que yéen ay journalistes ngeen fii dund nañ fi ñaari mbir man battre nañ fi campagne référendum jox leen liste 19 points xaw ma 17 points ngeen di lire liste 17 points yi boo liiree ba mu jeex doo ci gis fenn fu ñu wax dañuy légaliser homosexuel nga dëpp feuille bi daan ni ma waa dégg naa da ngeen di légaliser homosexualité c'est-à-dire loolu ci réew mi la amoon mooy ñuy battre campagne oui ou non jox leen 17 points yow nga doon journaliste mën a lire dégg tubaab macha allah xam liñ ci bind
ñenn ñi doon ay juriste mais da ngeen di lire ba pare teg daan ni waa nee na waa mbedd mi nag nee nañ am naa une dernière question bi nga defee sa sortie Karim Xurum Xaax dafa génn également def sortie temps bi rek parce que li ñu war a wax dafa bëri moo tax ma ne une dernière question soit sur ce point wala ñu dem après emploi waaw ñu yeggale foofu parce que c'est important aussi Karim Xurum Xaax dafa wax ne da nga def sortie et que bi nga defee sortie ba pare mu ne yow ci sa bopp doon nga wër pour gisee ak Ousmane Sonko bi nga xam ne dem nañ ci manifestation dem nga sax ba jàpp na le régime de Macky Sall jeexal na et que il faut nga dem gis Ousmane Sonko lan ngay répondre ci loolu. boobu rek sax am na beneen. da nga jël taxi. bu ni dama jël taxi dem Kër Massar am na beneen bu ñu defar tamit ni man ak sama jabar ñoo àndoon ci benn oto bon xam nga la laay tontu ana caméra bi may filmer Ousmane kenn du yónni ay bëy ñuy rëbbi gaynde dégg nga yaa ngi may seetaan kenn du yónni ay bëy ñuy rëbbi gaynde moom la ñu wax nee na complot la nee naa du complot tey la wax weeru koor lañ nekk xëy na moo tax wax dëgg yàlla am na kaddu yoo xam ne parce que dañ ma ko reproché kaddu yoo xam ne bëgguma koo génne mais li am ba am ñu tënk wax ji li amoon du amaat benn bu dee li nga yaakaar la yow amul man xëy na sax tey nekk ci leneen moo ma gënal parce que lépp lu dama nekk ndaw président dugal ma ci gouvernement juróom benni at génne ma ci gouvernement dugal ma ci cabinet ñaari at ni ñuy téem réew umpu ma c'est-à-dire mënoo def juróomi at ci gouvernement def ñaari at ci wetu président di ko gis muy téye am réew man tollatuma fu may joxe président Macky Sall gage naan ko wóolu nga maak wóolu woo ma wax dëgg yàlla golo loo ko bañ da nga koy nangul ni nag mën naa yéeg garab c'est-à-dire dimbali leen ma ba bu leen tax ñenn ñi di ñàkkal fayda di wax parce que man du ma leen ko def man li ma leen di wax yaqin la ngëm-ngëm la nekkuma ci ay fo nekkuma ci ay tappale nekkuma ci ay leneen li am ca ma mën koo wax procès bi dina am incha allahu rabbi dina wuyu ji coow du jib géej du débordé kaas du toj. am na ñu jàpp ne yow également dans l'affaire Prodac war nga mën a dem ñu leeral mbir yi ne serait-ce que sax pour le président de la République mën a nekk à l'aise dans cette affaire ban réaction nga ci am par rapport à affaire Prodac amul dossier judiciaire. est-ce que waruñu yegg ci ouvrir peut-être une enquête par rapport à cela pour éclairer les Sénégalais. mais madame mënoo wax comme sénégalais yi ci mbedd bi parce que yow jàng nga vous avez fait l'école vous comprenez l'administration Prodac tey buñ détourné woon en réalité xaalis ba fa nekk yëpp sàcc la fa nekk yëpp man duñ ma woo xam nga lu tax du ma administrateur nommé wuñ ma fa du ma ordonnateur dépensé wu ma on ne peut pas tey bu président Macky Sall yónni woon IGE Cour des comptes wala ñu woo FBI ak ban CIA ñuy dem di enquête duñ ma woo parce que sama yoon nekku ci nan lañ may woowe rapport boo xam ne boobu Sen TV man ak ñoom dem nañ ci procès du caat fii la toog caat après ay xarit laa fi am ñu bàyyi kenn musul gis rapport bu wax kenn musul gis kayit bu wax lañ doon wax réer na am na ku toog daan ni feeñ na ci laay liggéey